salaamaaleykum yéen ñi seetaan suñu société TV dal leen ak jàmm si la chaîne de la réalité sociale comme à son habitude équipe suñu société TV amat mbégte ñëw defal leen beneen reportage sujet bi nag tey di porté ci divorce ñu seetlu ne nag divorce yi dafa bare trop ndax nag koo ci gis mu sëyi 2 ans après boo ko laajee ñun la dellu na këram ba tax nag équipe suñu société TV wàccaat sur le terrain defal leen beneen grand reportage. ngir jéem a déterminer cause yi demoon nañu seeti madame Céliba nekk docteur en sociologie moom nag mi ngi xam ne ni sëy dafa nekk lu sacré ba tax nag boo ciy dugg nga wax koo seet bu baax a baax waaye tamit préparatif bi am na ci solo tolop moom nag mi ngi xam le ni état bi dafa war a wut benn politique d'accompagnement ngir rek ñu daal di saytuwaat jikko yi xoolaat jikko yi ngir daal di am benn société bu nga xamante ni dafa mucc ayib. dañoo toll ci bi société boo xam ne dafa changé. En termes de valeur donc crise de valeur nekk na ci biir société boo xam ne dafa matérialiste boo amee bokk nga boo amul bokkoo léegi yow nga nekk góor pour nga bokk il faut nga wan ne yow da nga am léegi yow boo ñëwee ci doxaan ba wane ne yow da nga am ngeen takkante dugg ci biir mu wan la leen loolu day fragiliser day indi séparation. société boo xam ne am bi dañ ko jiital trop société matérialiste dañ ko jiital trop. loolu benn ci facteur la beneen facteur bi mooy société la boo xam ne ñàkkum xëy bi bëri na ndaw ñi amuñu xëy ñàkkum liggéey bëri na lool société bi dafa ndóol yooyu beneen facteur économique dugg na nga xam ne prise en charge njaboot gi day poser problème loolu tam dina indi divorce yi. beneen yëf yi mooy dañoo toll ci contexte boo xam ne jigéen ñi dañuy jël ay initiative maanaam àq ak yelleef dafa am doole trop ci jigéen. yamale góor ak jigéen ci àq ak yelleef dañ ko reconnaître ñu ngi ci société boo xam ne dañoo reconnaître loolu donc jigéen ñi ñu ci bëri xam nañ seen àq ak yelleef donc jigéen bu ñu am tey ak jigéen bu ñu amoon démb suñu société maam yi dafa bokkul te loolu duñ ko sóoraale dañuy yaakaar ne même jigéen bi kese la te jigéen bii ñu am léegi tey jigéen la boo xam ne dafa xam jigéen la boo xam ne mi ngi liggéey jigéen la boo xam ne dafa bëgg a am autonomie jigéen la boo xam ne day jël ay initiative du jigéen boo xam dañ naan ko toogal demal fii dugal fii donc désiru autonomie boobu nga xam ne dafa nekk ci jigéen ñi loolu tamit jëkkër ji bu ko comprendreul jëkkër ji bu xamulee ni jigéen bi bokkul ak jigéenu démb day poser problème te loolu aussi même regard boobu parce que damay wax souvent ni bët bu ñuy xoolee jigéenu tey warul bokk bëtu jigéenu démb loolu dañ ko war a di ko sóoraale mu si tamit ci kër gu mag yi aussi gore yeeg njëkk yooyu yëpp dafa war a jigéen bi jabaru frère bi bët bu ñu koy xoolee dafa war a changer warul nekk rek ni par exemple jigéen la boo xam ne bu même bu ñëwee sëy si liggéey bi yëpp dañ koy teg ci ay loxoom bu ci naree boole liggéey bi dina poser problème bu ñu xamoon bu ñu doon def ni kii daf ñu ñëw fekk si dañu jàppale suñu kër lu ñuy liggéey je pense que du poser problème mais damay gis jigéen ñu kër yu bëri nga sëy si ñëpp toog di la seetaan nga war a gérer yëf yi te alors que kooku dafa ñëw fekk si leen dangeen ko dafa ñëw pour jàppale leen boo leen nekkee dans cette dimension mu jàppale na rek je pense que dina yombal yëf yi donc beneen yëf bi aussi mooy du ñu yebbi ñuy sëy préparation bi dafa sooxe dafa des bu njëkk ba dañ daan dañ daan préparer ku góor ki ku jigéen ki yépp bon fii yeb bi sax am na ba léegi ku ci jigéen kii mais yeb bi de moom booy waaj a sëy la ci guddi gi rek bàjjen yi wër la na nga oyof comme mbaxa nekk et cetera te alors que sëy moom ku góor ku jigéen a ko yor. Sénégal dafa war a am politique bu ñuy woowee politique de la famille ci biir politique de la famille dafa war a am pàcc boo xam lu ñu koy jëmale ci sëy maanaam tey boo bëggee ngeen da ngeen takkante dañ leen war a jël. par exemple ñu def benn centre boo xam ne dañ leen di topp dañ leen di waxtaan ak ñu wër a sëy ji ñoo xam da ngeen bëgg chrétien voilà à l'image des chrétiens xam nga chrétien nañu leen jël pendant 3 mois di leen xamal lan mooy responsabilité lan mooy mariage lan mooy responsabilité di leen topp wala leen difficulté yi ngeen xam seen responsabilité je pense que ñun war nañ ko def dañ ko war a sax institutionnaliser xamal ndaw ñi lan mooy sëy xamal leen lan mooy seen responsabilité lan la diine bi
lan la ci wax lan la loi bi lan la ci wax yow en tant que citoyen lan mooy sa pàcc je pense que loolu dafa war a nekk mais loolu pour mu nekk il faut mu dugg ci benn lu ñuy wax benn politique nga xam ne état bi da koy mettre en place pour ñu mën ko institutionnaliser je pense que préparation boobu ñàkk xam lan mooy sëy je pense que loolu dafa sooxe lu bari bari tey nag jigéen ñi góor ak jigéen dañuy daje sax ci réseaux sociaux yi gisante bëggante takkante donc du am benn intervention kon boo leen demee ba ci biir bëggantu leen décision bi day jóge ci yéen te donc yu ci gën a bëree ñu ngi sëy ci nekk ci ay appartement nga xam ne yéen kese fay nekk seen njaboot tas bi day gaaw a yomb balaa amee am ay loxo du ci dugg intervention ñu si bëri am na ñoo xam dañ naan appartement yi sax inconvénient la parce que des fois da ngay ñëkk des fois da ngeen jàppan da nga gis sa bopp boo rëyee gàddu say bagage dem sa yoon doo am sax ku la mën a téye xam nga fekkoon kër gu mag la sax balaa nga génn nañ la mën a téye defal la xam nga mais foofu doo am ku la téye loolu tamit je pense que ne day gën a gaawal sax divorce yi di dellu si di wax ni société suñu maam yi yëpp neexul woon de divorce yi bëriwul woon parce que lu mu demee lu mu tëddee la woon te bëriwuñu woon aussi valeurs yi amoon nañ fa mais divorce aussi amoon na fa même bu bëriwul woon par rapport ak actuellement te d'accord naa ci ak yow nañu dellu si waat ci yenn valeurs yi je pense que valeurs yooyu aussi dañ ko war a ji ci société bii nii tey lu tax tey mu metti parce que am njaboot bu stable bëreetul sëy yi tas yi bëri na xam nga tas yooyu lan lay jur day jur ay xale yoo xam ne en terme de valeur xale yoo xam ne en terme de stabilité day sooxe parce que lan moo gën a neex nga màggee ñu yor la yar la kër goo xam ne papa ak yaay ma nga fa boo yeewoo gis papa ak yaay loolu day indi stabilité ci xale mais tas yi bëri yépp problème rek lay indi de gis nga violence bu bëri fii yépp violence bëri na de te kanam la jëm rey bi day gën a bëri tant que teguñu posé wuñu ay questions xool lu ñu régler ay problème société politique bi dafa bëri nag fii wax ji politique bi mais suñu askan dafa feebar il faut ñu toog di ko waxtaanee xool yan politique la ñuy mettre en place pour jàppale askan bi pour jéem a tabax ay nit ñoo xam ne ay citoyens yoo xam ne stable nañu ay citoyens yoo xam ne am nañu ay valeurs ay citoyens yoo xam ne discipliné nañu ay citoyens yoo xam ne éduqué nañu loolu dafa soxla ay politique sociale yoo xam ne dañuy accompagner du ay infrastructure kese mooy jëmale réew kanam parce que infrastructure yooyu ay nit ñoo koy jëfandikoo. dañoo war a xalaat ban politique la ñuy teg pour tabax nit ban nit la ñu bëgg a am suba xam nga loolu amul ay réflexion yi ci politiciens yu fi jaar yëpp 2019 seen programme ba mu ko liiree dugaluñ nit ci biir de ban nit la ñu bëgg suba ban société la ñu bëgg suba je pense que loolu des na ci discussion yi ak ci programme politique yi. mbiru sëy nag ak tas kenn mënu koo wax te waxul religion ba tax nag ñu seeti woon imam moom nag mi ngi xamle ni naam sax l'islam sàkk na tas waaye bëgg ko benn yoon bañ fa jógee nag seeti nañ abbé moom nag mi ngi xamle ni dans la religion chrétienne tas kenn nangu ko benn yoon waaye nag lu ci mënti am ñoom ñaar ñëpp ñi ngi xamle ni sëy dafa nekk lu sacré ba boo ci waree dugg wax nañ la préparer bu baax a baax. divorce yi mënul ñàkk islam reconnaître na ko. te faw léeg-léeg mu am ndax moom mooy situation bi nga xam ne c'est l'alternative c'est l'unique alternative n'est-ce pas pour mën a régler situation mais na rafet parce que sëy fu mu xas ba am rek mbokk am na dugg na donc bu divorce dee am na rafet bu ko defee bu ëllëgee nu mën espérer bu dellu si dee am mu rafet yomb tamit mais divorce ci islam boo xoolee yàlla daf ko teg mooy dernier recours day gis sax même ci l'islam en fait il y a des procédure de médiation yu l'islam teg diggante bi bu amee problème régler leen ko en interne boo ngeen ne ba xam ne mënu leen ko régler en interne yéen les deux couples yéen les deux conjoints ngeen woo kilifa yi ku góor ki kenn kilifa ku jigéen ki kenn nu ñëw toog jéem a régler problème bi bu ñu demee ba nga xam ne nag wax dëgg yàlla mënuñu ko régler te régal nañu violence am boobaa nag divorce su koy intervenir pour te dire divorce dernier recours la war doon avant divorce bi y a des procédures de médiation yu ñu war def d'abord au niveau interne après au niveau externe balaa boobu nag mu soogay ak si divorce. sëy ak sëy bu tas sëyu catholique yaakaar naa li gën a mi ci àddina yëpp mooy sëyu catholique lu tax parce que bi jàngu bi nanguwul ñu tas sëy
ñi tas sëy bi dem sëyaat ci jàngu bi munta ne ku fi indi sa soxna mbaa sa jabar mbaa sa jàkkar bi labbe bi def li mu war a def bi ñaan bi mu war a ñaan ensuite daal mbir mi doxul tampi pour ndax jam gi bu mun a leen a jox mukk kenn ci yéen sëy ci jàngu bi ak keneen boobu nag jàngu catholique dafa difficile mais noonu la. sëy école la sëy école te dafa am nu ko islam tërale donc en fait sëy dafa nekk benn contrat boo xam ne régi par des règles yoo xam ne kon nag ak ay devoirs aussi devoirs conjugaux yoo xam ne ku góor ki am na devoir yoo xam ne da nga ko ameel ndaw si aussi dafa am devoir yoo daf ko ameel waa ji donc tant que noo ngi conformé wu ci devoir yooyu ku ci nekk respecté ce devoir waa ji xam ni tamit c'est une question de responsabilité xam ne tey bu amee jabar na nga xam ne tey c'est une question de responsabilité parce que de responsabilité ndaw si toxu na jóge na ci ay waajuram mi ngi sa loxo donc ça veut dire que c'est une question de lourde responsabilité boo xam ne nit ki daf ko war a assumer te malheureusement nos garçons nos hommes n'assument pas ces responsabilités loolu ça pose problème parce que responsabilité mooy lan tey jël nga nit ci ay loxo waajuram nga yor ko war ko dëkkal war ko sang war ko wodd war ko dëkkoo war ko faj bu feebaree war ko toppatoo war ko prendre en charge si lépp tey loolu problème la bu fekkee waa ji tamit amul moyen wala peut-être nanguwul assumer ses responsabilités tey jël charge yooyu loolu problème la donc ndaw si aussi tamit dafa xam itam sëy responsabilité la dès l'instant tamit mariage bi nu conclure que mu dem ci loxo jëkkëram na xam itam responsabilité bi tamit mi ngi ci loxo jëkkëram kilifaam la tey moo ko war yilif te malheureusement tey avec ce qui se passe à travers le monde avec ces féministes là ces juristes tout ça tey dañu bëgg tey peut-être xëy na jox femme tey en fait une certaine indépendance une certaine liberté boo xam ne ba femme bi léegi dootul nangooti xëy na di soumettre pour ñoom dañu jàpp ni soumission est synonyme même xëy na parfois jaam daal waaw esclavage ni kii daf lay jaam la woo waroo ko soumettre n'est-ce pas tout ça donc yooyu itam problème la parce que ñun dem da ngay fàttaliku ne on est en Afrique plus particulièrement au Sénégal nous sommes dans une société boo xam ne fii il y a toujours le culte de l'autorité de l'homme envers la femme te mooy li ñu diine jàngal ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa c'est-à-dire les hommes ont le dessus sur les femmes ont une autorité ferme sur les femmes autorité boobu nag c'est pas une autorité de nekkul autorité pour dominer leen nekkul autorité tamit pour wane ne noo gën a supérieur mais c'est une autorité boo xam ne de veille et de protection pour aar ndaw si jàppale ko soutenir ko xam ne jigéen comme on le dit sexe faible la dañ ko war a encadrer dañ ko war a jàppale donc autorité bi loolu la donc ndaw si kon buñ ko mayee jëkkër moo xam ne jëkkëram quel que soit son rang et son statut social waa ji mooy kilifaam il faut mu nangu loolu mu nangu soumettre bu ko defee loolu la sëy bi di mën a dem. man préparé ay mariage yu dul jeex ma leen ne yéen ay catholique ngeen mbaa catholique mooy sëy ak sëriñ su dee borom këram mooy sëriñ ma ne ko ah ndaw si kii nga jël sëriñ la tey diina may na ko mu dem bàyyi la de boo duggee ci moom nag mu bàyyi lan doo mun a ñëwati sëy ci jàngu bi tant que moom deewul bul dee it góor gi moo nekk catholique jigéen bi musulman c'est assez rare mais ça arrive ñu dem ba ndaw bi ne ko doyal naa maa ngay dem waaw catholique boobule du mun a seeti keneen tant que kale yàlla jëlu ko ma ne ko yaa ko gis woon mu leer nga takka ko ci mairie ba mbaa pote ca jàngu ba mun a xari su dee mos ngeen dem ca mairie même su dee débbuleen ca jàngu munoo seet ya keneen ci jàngu bi parce que église bi dafa ne ñaari nit ñu sëy c'est sacré ñuy bouddhiste ñuy musulman ñuy catholique ndem ñoom ci benn diine lañ ko defee correctement tant que kenn ci ñoom deewul keneen ka mënul bàyyi waaw neexul deret nag jàngu bi neexul deret ngay naar ngay bouddhiste ngay catholique ngay séeréer ngay wolof bu ñu la takkee ci jàngu bi dañuy ñaan yàlla ngeen dem ba kenn dee bàyyi borom mais tant que amul góoroo jigéenoo ku fi ñëw ne maa bëggoon moom ko demal débrouiller mairie mais fii c'est pas possible te boo demee mairie ñëw fii pour jël sacrement bi duñ la ko mën a jox parce que jàngu bi bëggul daal say bu tas moo tax balaa nga koy jël daan nga xulli bu baax a baax ba seet ndax ñor na la doy na la ba gënal la ñëpp nag
nga tànn ko. bi ñu jógee ci religieux yi dem nañu seeti nan la loi gisee li nga xamante ni moo di divorce ba tax nag ñu seeti maître Bocar Arfan Ndao ngir mu indil ñu ci ay leeral. waaw xam nga mariage si boppam contrat bi. yaa ngi dégg léegi contrat boobu li koy waral mooy par exemple ngeen am communauté de vie ngeen dëkk ni ñuy wax si l'islam nga dëkkoo maanaam di ko toppatoo mooy loolu da ngay indi maanaam entretien de la femme. yaa ngi dégg après ça dépend aussi si régime matrimonial bi ngeen jël bu dee communauté de bien la wala alal day dugg su ngeen amee ay doom dafa am ku si nekk la ko ci war aussi déclaration bi ak yooyu yëpp ab option bi nga jël option polygamie ak monogamie am na lu mu la may am na lu mu la may lépp li nga xamante ni tënk na sëy bu doon contrat bi tënk na ko bu manqué mën nañ def may que nga divorcé tamit boo amee sa jëkkër boo xamante ne faalewu la toppatoowu la yaa ngi si biir kër gi mais moom chaque jour ñuy xool waagu ñaay bàyyi la ko du ñëw à temps dépense du la ko jox bu fekkee ay violence bu fekkee ne dalay saag mi ñuy wax injure yooyu yëpp ay cause de divorce la mais am na loo xamante ne yoon sóoraale na ko te pourtant leeralu ko mooy ne bu dee li ñuy wax mbëggeel boo nëboon ni ci dem ba nëbatoo ko nag wax dëgg yàlla yoon may na la pour nga ñaan divorce loolu la ñuy woowee incompatibilité d'humeur waaw loolu kon bu lépp wéyee le fait que bëggatoo nekk ak nit ki rek incompatibilité d'humeur maanaam mbëggeetoo ko daal. loolu sentiratoo ko daal. sentiratoo ko yoon may na tamit pour nga xëcc ci vraiment. dañu yaakaar par exemple mën nga yaakaar ne kon nit ki pour nga demander divorce il faut mu def la dara maanaam défaut d'entretien. violence. ak de quelque nature qui soit. donc tey aussi injure mën nañ ko dugal ci violence. défaut de contribution éventuellement aux charges du ménage yooyu xam nga c'est des trucs classiques yoo xam ne boo ñëwee wax ko juge bi da si indi da lay laaj benn preuve par exemple soo ne maladie grave et incurable nga xamante ni nit ki sëy tamit buñ ko définir danañuy wax ne union boole bu ñu boole ku góor ak ku jigéen pour ñu mën a am njaboot boo xamante ne société bi nangu na ko yaa ngi dégg kon boo demee ba nit ki wóor na la ne wane nañ ne kii bu dee si wàllu njaboot yi yàlla da ko koy xañ ba faw maanaam koo xamante ne mënul am doom mais yooyu di nga ko mën a prouver soit par procès verbal bu fekkee ne wàllu violence yeeg yooyu ay procès verbal mën na ko indi ay certificat médical yaa ngi dégg bu dee abandon de domicile conjugal mën nga wax ne nit ki moom nekk na fi jël na ay bagage am dem donc abandonné na ma su fekkee ne joxu la dara aussi mën na ko prouver par voie de sommation mais que nit ki sawar neexatuma nañ ko waxee noonu pour nit ci mën a comprendre wala nawatuma ko loolu xam nga amul preuve léegi nag loolu nañu wax ne moom la ñu dugal ci incompatibilité d'humeur kon jarul ñuy xaar ne force rek foog motif classique yi ñu wax yi nga xamante ne moo waraloon sëy bi foog ñu indi ko ba mën ko prouver ñu ngi ci wax ne non boo demee xam nga yow nañuy jox tort beeg yi demee noonu foofu mën nañ bañ a raisonner en terme de tort wala terme de preuve nit boo ko nabatul mënu ci leen sëy doon nañu dugal ci incompatibilité d'humeur mu doon lu yaatu loo xamante ne ñu ngi lay xamal ci benn wet ko bëgg a tas tamit yoon may na la nga mën a tas sans que nga joxe benn motif. am na ñoo xam ne dañuy ñëw pour divorcer doogu wuti kayitu mariage pour mën a divorcer parce que da nga leen di wax mun que mënut a ñàkk donc ils sont obligés dem sëy ba pare si kanamu yoon doogu mën a tas si kanamu yoon parce que loolu ki ñuy wax législateur maanaam ki tënk maanaam règle yi daf ko defee noo xamante ne donte mariage bi nangu nañ ne am na waaye mënoo si jëlee benn avantage te bëgg divorcer yoon tas sa sëy juge bi libéré la loolu avantage la ba la état di jox. kon boo jàppee ne divorce wala tasal la sa sëy wax la ne kii mooy yore kii mooy yore kii xale yi si kii nañu ne kii lii lay joxe loolu service bi l'état di defal la bu ñuy jaay ba ñu koy jënd donc comme avantage la il fallait aussi nga dugg si cadre ni nga xamante ne état moom la waxee sëy def leen sëy officier d'état civil mooy maire bi moom moo koy célébrer maanaam moom moo koy def wéy laa mu fekkee ko wéy laa bu fekkee defa ko fekkeew ko nga dem si juge bi indi say témoin mu wax ne officier d'état civil bu sëy bii kat am na ay nit yu seede ne amoon na kon yow dugal ko si registre d'état civil ñetti anam yooyu moo ci am mais dans tous les cas un juge mënul ñëw di prononcer un divorce sur un mariage qui n'a pas été constaté boo xamante ne amu ci firnde
te firnde bi du yaa koy defal sa bopp. yëngu kayit ji daal. kayit bi firnde la. du moo sos sëy bi mais moo koy firndeel. juge bi balaa muy tas dara mu am ci firnde balaa ñu lay wax ne kii sa doom la ak yooyu ba ne da war na mën a dëkk sa kër danga ci am firnde que nga jur ko woon nga bu bañ ko jur loolu juge bi moom nekkul fi pour àttee loolu dafa ne firndeel ma ko waaye yow mi jur sa doom xam nga ne sa doom la mais loolu sa digganteeg sa doom la sa digganteeg sa bopp la mais si digganteeg ñeneen ñi day laaj firnde ñoo xam ne kon kayitu judd bi kayitu mariage nekkul ne moom mooy sos mariage mais moom moo koy firndeel. sëy neexul dañ koy neexal nañu dem déglu kenn ku nekk ci ñoom conseil bu mu joxe. ñaari way dencante bu nu àndee toujours bu fekkee te divorce tamit ci loxo ku góor ki la nekk nekkul ci loxo ku jigéen gi mu am seede ak ñàkk am seede parce que damay dégg souvent ñu ngi naan ay seede ak yooyu mais sëy soxlawul seede de tas divorce soxlawul seede de sëy bu nuy fas sëy mën na am seede mais divorce amul seede ndax sa diggante ak sa borom la yow tey nit ki ak sa jëkkër boo ngeen jàppantee sa parent ñëw nga ni ko moom de jàkkaarloo nag moom nee na moom may naa la baat mais jeex na mu fekkee ko ñàkk ko fekkee donc waa ji si boppam moom moo am droit maye moo am droit divorcé bu ne divorcé naa la may naa la baat ñibbil seen kër même bu terme yi clairul sax daan ko interpellé bu fekkee dafa ne demal jël sa bagage nga dem seen kër wala nangam bu sa parent ñëwee daf ko naan waayoo lan nga namm ci lii jël sa bagage nga dem mu ne ma ne divorce laa ci namm teggoo naa ak moom dañuy jàpp ni divorce la mais nañu xam ni kon bu waa ji xasee ba prononcé rek divorce am na mais divorce nag si islam bu amee premier divorce ba femme bi jël ay bagages am dem seen kër am nga possibilité mën waxtaan mu ñëwaat waxtaan kese mu ñëwaat avant 3 mois yi avant idée bi di jeex mën nga waxtaan pour mu ñëwaat boobaa boo ngeen jubóowee nga waxtaan ak ay parents dañuy arranger rek mu ñëwaat ci kër gi mais boo toogee ba idée bi jeex ça veut dire 3 mois yi expiré muy le délai de viduité boobaa dañuy takkaat sëy bi dañ koy takkaat avec can des pliés seede toog can sëy yëpp nu takkaat ko benn deuxième fois bu amaatee nga ni ko waat may naa la baat femme bi dem même procédure mën nga ko jëlee avant 3 mois yi nga waxtaan mu ñëw au-delà des 3 mois nga nu takkaat sëy bi xam nga am na 2 mais nag bu xasee ba nekk 3 may naa la baat mu dem 3e fois boobaa seen diggante jeex na foofu li islam di wax mooy baada zawji ça veut dire il faut que femme bi sëy ak beneen góor takk ko sëy ak moom fase ko ci coobare sans aucune complicité yow nga mën a si jot mooy li ñu doon théâtre fii benn année naan baara yëgoo tey fekkee baara yëgoo daf ci am rek waa ji dem xëy na bëggaat na jot ci jabaram xamul nu mu si jotee ni benn xaritam demal takkal ma kale quelque temps nga bàyyi ko complicité la sëy boobu dafa xaraam te yonent bi rëbb na jëkkër ji ki dem pour kay légaliser ko ak ki kay légaliser loolu yëpp ñoom ñaar yëpp rëbb na leen donc pour te dire kon divorce dafa am na ko islam tërale tey nag je vois que au niveau des couples nit ñi dañ koy fawee léegi say couple jeune couple yi heure bu ne jàppantee rek waa gi ni ko may naa la baat après mu mer mi jeex nu continuer donc ça veut dire que tey mariage yu bëri tey noo ngi ci adultère mariage sëy nekkatu fa daanaka dañuy caaxaan rek loolu tam war nañ ci bàyyi xel parce que kaddu fase kenn du ko fawee war na nekk dernier recours même waa ji loo jàppanteeg sa jabar ngeen coowoo yam leen foofu rek bu ko ni may naa la baat ndax bare na ko fi wax may naa la baat ëllëg rek ci waat toppaat si di daw. ñun si àdduna lañ nekk àdduna la ñuy defar nekkul ne droit bi nañuy defar code yi ñu ngi fi mais ay dundu nit lay régir. avocat beeg magistrat bi ñëpp dundu nit yooyu moom moo leen intéressé. yaa ngi dégg amul benn magistrat bi ñaan pour mu mën a am lu mu àtte ne yàlla nit ci di tas àdduna bi tollul foofu kon état dafa joxe loo xamante ne sax boo koy def doo fay. tey société bi day amee milliard waaye balaa ngay dem si yoon di nga fay huissier di nga fay enrôlement mais divorce daanaka doo ci fay dara parce que c'est des choses yoo xamante ne tey comme ni mu wax dafa war a gratuit service public le premier degré bi nga xamante ne dafa concerner citoyen kon cellule de base boobu nañ koy sàmm li tax ñuy wax nit yi nañ demaat mooy ñu seen ndax njaw desewul xam ngeen ndax nekkul na jamono yooyu dangaa mer ay dégg dañuy wax ne dem nañ ngeen toog ngeen waxtaan waaw dem nañ ngeen toog ngeen waxtaan ñu wax ne xam la bañ waxtaan moo am réeroo amul ñàkk a waxtaan am waaw après famille yi jàpp si kanam mais am na ñoo xamante ne bu ñu yegg ci tribunal mooy épuiser nañ toutes les possibilités waaw mais dañuy firndeel ne tamit tentative boobu jar na ko moom ne bëri na ñoo xamante ne si biir divorce bi ngay waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom ba nga xamante ne tey ñii yow leer na ni kii dafa mer mais bañul waaj
après yow bu dee avocat nga da nga si war a def sa rôle am na dañuy waxtaan rek benn client boo xamante ne ñëwoon na fii ñëwoon na non mais non kii moom non parrainage yi yaa ngi wala nga sëñ Mbaye Ndiaye desewul xam ne mu ne desewul xam ne waaw comme papa yi ñëpp yëg nañ ko boobu ñu ngi woon say mois d'octobre waa ji sonal ma jour audience woo ma balaa audience moo ma fekk si indi mu dossier yi génne ay facture lu nekk mu génne. rien que pour tas. waaw léegi si biir décembre bi après bañ ñu renvoyé parce que day doon période boo xam ne juge yi parfois aussi nañ jël renvoi bu sori. xam nga pour aussi mën a libéré wu wala libéré nit ñi. léegi nag bañ ñaatee audience mi ngi doon tombé le 8 janvier après mu ñëw fay le 6 ñëw xam nga commencé kii daal. man daal gis naa ni waa ji deftu woon ni si divorce bi xam nga ñëw toog sëgg ma ne ko waaye nu mu demee naka affaire yi kii nañ am audience ma ne ma waaw man sax soxna si gisante nañ si diggante bi ma ne ko waaw ma ne ma waaw non dafa am lu mu doon vérifier il fallait loo xam ne fallait que ma vérifier ko sama bopp demal naa ba ci kër gi ma ne ko waaw ma ne waaw ma ne kaa ma ne waaw 31 ma ne ko mbaa yàggoo fa noonu ma ne non ma ne ko mbaa dafa nga fanaan ma ne non xam nga rek après ma ne ko saa yi da ngay jéem a dem ba jiw man am na leen loo xam ne aw ma si intérêt. tout à fait. ay nit nañu daal. loo xamante ne boo ko yàqee wala boo ko bàyyee lu mel noonu ngay wutiwaat. ba jéem a téye bi nga yor boo xam ndax mën na ko defar. tu es bien au lit. loolu boo ko amee ak sama réew doo fenn mais koo xam doo ko jox mu lekk. bu la soxlaa mais kooku day dem waa chercher jigéen lan la soxla ko góor ki mooy stabilité jàmm. nañ ma may jàmm jigéen soxla sexe lu bëri de. mais na ko may jàmm rek na nga ko jox confiance na nga ko rassuré xam ne yow kese la bu la liggéey say bi neex ku góor ki moom c'est le ventre et le bas kese toggal ko plat yu neex même bu joxee ne boo ko yoree. daf ko ci biir wàññi bi lal ba na nga performance. nañ assuré au lit. li may ñaan yàlla mooy ku ñu takk ca mosquée ba bu dul dee yal na bu ko dara tax ku jaar ci jàngu bi yal na may leen ngeen parce que sëy bu neex amul dañ koy neexal waaye sëy bu neex amul su maam moo ma ko doon su maam boo gisee mu rafet kaar nga amul sëy bu neex waaye buñ ko neexalee mu neex c'est-à-dire xam naa ne kii du malaaka il faut que ma nangu ne motul de temps en temps foog mu am loo xam ne def ma koy teg te du neex ma muñ ko moom it mu xam ne du ma malaaka am na bés yoo xam ne xaw ma lu ma jaar waaye dama jóg ci lal bi daal jikko bi ñëw mu ne nag ak sekkeen ba dëkkee sekkeen jikko ba ñëwati na di waaw parce que moo tax itam ñi ñaan la balaa ngeen sëy ngeen xamante jikko comme ça boo leen xamante jikko rek caaxaan du tas waaye su dee taar bi nga gis rek mbaa xaalis bi bu difficulté ñëwee nga xam ne yee saytaane rajim gisoo tey su ma wolo bi nag dafa xaw a dija waaw yàlla barke leen yéen it yàlla bañ leen a may lu dem ci divorce toog waay jamais. lii la leen équipe Suñ Société TV indiloon la chaîne de la réalité sociale di leen jox rendez-vous très prochainement waaye fii ak boobu nag ñi leen di soññaat ngeen toppatoo seen wér-gu-yaram ndax le virus est toujours là.